cachet bi kan moo déposé liste bi. waaw dama gannaaw bi mu leen gërëmee ni ngeen ñëwee may ma opportunité comme li nit ñi di wax ni naa setal sama der ma ñëw pour wax effectivement li nga xam ne ni mooy dëgg dama bëggoon rek ma kumba bala may wax la listu Dakar ma wax la d'abord affaire bi nu mu demee xam nga dimanche yéen ñëpp xam ngeen ni le 8 boobu la Yewwi Askan Wi ak Wallu seen waxtaan bi nga xam ne ni ñu ngi ko doon def pour ànd ñu nangu d'accord ni dañuy dem ensemble defe naa ni booru 18 heures la ñu def protocole bi ñu d'accord boobu fekk na Yewwi Askan Wi defar na ay investiture am ba pare investiture yu metti xuloo yu metti ci biir Yewwi donc kon il fallait reprendre tout finalement ñun amuñu woon jotu def ko Yewwi Askan Wi laay wax de Déthié Fall xam ngeen ni moom mooy président commission des opérations électorales et mandataire de Yewwi comme mënuñu ko woon def par commission conférence des leaders ni ñun nañu dem ànd ak ñoom moom Déthié DGE pour dimbali ko pour ñu mën déposer donc ñun taxawu Sénégal xëy na maximum bu ñu fa amee ay nit ñaari nit la waroon nekk Pastef amoon na fu lu toll ci lu ëpp juróom-benni nit PUR amoon na fu lu ëpp ñetti nit donc ñu ànd dem bi ñu demee dañu yanu valise bi nga xam ne ni moo doon valise dossier yi ñu yóbbu ko biir DGE dañu ànd ak waa maanaam Wallu ñu demandoo duggandoo DGE ñu indi valise bi ñu demee sax dañu bañ ñu dugg ci biir cour bi ñu ne il faut ñu wuteel ñu salle bu nga xam ne ni ndax àggaleeguñu suñu liggéey ñu yóbbu ñu rez-de-chaussée foofu la waa Wallu nekkoon ñun foofu la nekkoon donc loolu man moo ma dugal ci ni ma nekk ci biir noonu la ci Cheikh Tidiane Youm bu PUR ak ñoom Daouda nekk ci noonu la Bassirou Diomaye Thiaré ak toute l'équipe de Pastef nekk ci ak ñoom ñëpp ñu ànd ak Déthié noonu la ñu nekk di liggéey donc 22h30 dimanche le lendemain lundi 11h déposé gu ñu benn dossier si la ñu déposé liste nationale après plusieurs corrections te dama wax ni bu ñu ko déposé ñu wax déposé ndax man gor laa dama ànd ak Déthié ak ñeneen moo tax may wax ñu déposé mais ñëpp xam nañ ni bu ñu demee ndax nekkul étage wala feneen benn salle lan ñu jox couloir ñu am commission bi fu muy recevoir dossiers yi commission bi waa naturellement waa DGE nga fa ak Sénat ñu ànd ak Déthié bu jëlee bu vérifier ba liste war déposé moom dafay wax ni informaticien tiireel ma fiche bi ñuy déposé moom mi ngi yore dossier yi ñu war déposé mu jël fiche am jël ay dossier am ni ma nu dem bu ñu demee ci biir moom dañ ko tegal fauteuil ñun ñu ànd ak moom à côté la ñu nekk ci moom ci wetam mu ñëw ñu ni ko defal sa cachet mu dóor cachet am jox benn feuille DGE jox benn feuille Sénat jël benn feuille boobu mu yore après foofu la may joxe dossier moom yi mu yore woon ni ma naa ko xoolal lan laa koy xoolal bu ne Saliou Sarr man déclaration de candidature bi ma jox bi damay xool est-ce que Saliou Sarr casier judiciaire am mi ngi ci biir est-ce que CIN légalisé wala extrait de naissance mi ngi ci biir datant de moins de 6 mois ba ma ko waxee ni ko baax na mu joxe léegi nag mu jëm ci département yi pare wuñu woon foofu lu nu nekk ñu ni yuuxu altine waaw mais léegi ñu ñëw ci département de Dakar kan moo déposé département Dakar depuis altine midi avant waa Wallu di dem Yewwi Askan Wi daf leen wax ni leen jox nañ leen benn poste mais jigéen la waa PDS bañ ñu ni ñoom dossier góor lu ñu préparé mënuñoo jox leneen noonu ñu leen toppee li may wax ni am na seede ndax ñun topp nañu Déthié ni ko waa PDS bañ nañoo joxe jigéen prends tes responsabilités nga jël benn jigéen si Yewwi Askan Wi nga dugal ko ñu déposé département Dakar mu ni moom góor la waxante naa ak ñoom ba noppi ni dañu war a dugal benn waa PDS laissé ñu conférence des leaders ñu ngi koy régler noonu la ñu demee midi 13h 14h 22h 23h
23h50 lañu ñu wax ni daw leen ngeen dugal Dakar parce que y a une autorité qui est en train de venir bu fekkee ni dugalu leen département Dakar il arrête la commission si noonu la ñu dawee ànd ak moom ñu dugg ak dossier Dakar incomplet foofu la jotee ordre moom ndax dama bëgg a wax ni investiture yi foofu noonu si biir DG ba mu jeex Khalifa Sall waxantewul ak man mënul waxanteeg man parce que c'est Déthié Fall mandataire moom lay waxanteel ak waa conférence des leaders nee na ñëw na Déthié ñëw na ni jot naa ndigal ni nanu changé Pala Samb ñu ngi toog. ndigalu kan. ndigalu xam naa Khalifa Sall ñu ngi toog ñu ne ko soit ñun duñu ànd ak moom rek mu jël préparer dossier yi ñuy seet dossier Ngoné Mbengue gisuñu ko man maa ko yore woon sama saak si précipitation bi noonu gisuñu ko man ma jànnexe ma daw jënn de dem seet sama oto pour bu dossier Ngoné Mbengue sama ay dossiers yi ma yore woon teg ko si table ñoom ñoo retrouver dossier Ngoné Mbengue ñu woo ma ne ma Saliou retrouver nañu dossier Ngoné Mbengue yooyu yëpp Déthié moom la de ñu jox ko moom moo recevoir dossier Ngoné Mbengue léegi nag ñu toog si commission bi li may wax ni rakku Habib Sy ku tudd Oumar Sy mi ngi sunu gannaaw Cheikh Tidiane Youm mi ngi sunu gannaaw on n'était pas seul le même procédé mu dem li mu tiré woon moom Déthié pour déposer ko j'ai dit mais yéen lii nii Ngoné Mbengue nekku si foofu la commission bi waxee damay wax sama aqulaay taalaay foofu la commission bi waxee mais yéen vous n'avez pas besoin de changer les deux hommes 6 et 7 parce que c'est un nombre impair L149 dit que bu nekkee nombre impair 2 personnes de même sexe mën nañu toppante loolu rëcc na ko ñun on était fatigué je t'ai dit que 22 heures avant la ñu dugg foofu ba le lendemain minuit et quelques ça veut dire mardi 0h07 loolu rëcc na ko ñun ñi ñépp fa nekkoon rëcc ñu ni kon boog ok ma ne ko waa léegi man dossier Ngoné Mbengue bi lan laa koy def mu ne nanu changé nanu dindi benn suppléante ñu dugal Ngoné Mbengue ce dernier dossier là moom mi ngi ko jox rakku Habib Sy ku tudd Oumar Sy moo ko dem tiire indi ko mu joxe ñetti exemplaires yi mu dóor cachet ñu déposé noonu la demee amul leneen. man non kan moo dóor cachet bi moom moo cachet wala yow yaa cachet parce que nee na yow la jox cachet bi. loolu mënul nekk ndax xam nga moom cachet commission bi sax du ko nangu am na benn moment dafa teg cachet bi si kaw ni waa DG membre commission bi cacheteel ñu ne ko mukk grand xam nañ leen defal ko sa bopp. donc amul keneen c'est-à-dire amul keneen ku mën a def cachet ndax commission bi du ko nangu ndax xam na ni lu ñuy bañ vice de forme. ëllëg ak si biir nga ni man defuma woon cachet moom moo yore cachet moo cachet ñun ñépp ñu fekke ko il y a une erreur humaine nekkoon nangu man bu fekkoon ne maa doon mandataire j'aurais fait une conférence. maa ngi lay fay. coow li ñu bëgg mu leer mooy listu Yewwi Askan Wi département de Dakar la ñu bëgg a xam kan moo ko déposé nee nga déposé woo ko ci communiqué Déthié Fall ni yow la jox cachet bi kan moo déposé liste bi. waaw dama gannaaw bi mu leen gërëmee ni ngeen ñëwee may ma opportunité comme li nit ñi di wax ni naa setal sama der ma ñëw pour wax effectivement li nga xam ne ni mooy dëgg dama bëggoon rek ma kumba bala may wax la listu Dakar ma wax la d'abord affaire bi nu mu demee xam nga dimanche yéen ñëpp xam ngeen ni le 8 boobu la Yewwi Askan Wi ak Wallu seen waxtaan bi nga xam ne ni ñu ngi ko doon def pour ànd ñu nangu d'accord ni dañuy dem ensemble defe naa ni booru 18 heures la ñu def protocole bi ñu d'accord boobu fekk na Yewwi Askan Wi defar na ay investiture am ba pare ay investiture yu metti xuloo yu metti ci biir Yewwi donc kon il fallait reprendre tout finalement ñun amuñu woon jotu def ko Yewwi Askan Wi laay wax de Déthié Fall xam ngeen ni moom mooy président commission des opérations électorales et mandataire de Yewwi comme mënuñu ko woon def par commission conférence des leaders ni ñun nañu dem ànd ak ñoom moom Déthié DGE pour dimbali ko pour ñu mën déposer donc ñun taxawu Sénégal xëy na maximum bu ñu fa amee ay nit ñaari nit la waroon nekk Pastef amoon na fu lu toll ci lu ëpp juróom-benni nit PUR amoon na fu lu ëpp ñetti nit
donc ñu ànd dem bi ñu demee dañu yanu valise bi nga xam ne ni moo doon valise dossier yi ñu yóbbu ko biir DGE dañu ànd ak waa maanaam wàllu ñu demandoo duggandoo DGE ñu indi valise bi ñu demee sax dañu bañ ñu dugg ci biir cour bi ñu ne il faut ñu wuteel ñu salle bu nga xam ne ni ndax àggaleeguñu suñu liggéey ñu yóbbu ñu rez-de-chaussée foofu la waa wàllu nekkoon ñun foofu la nekkoon donc loolu man moo ma dugal ci ni ma nekk ci biir noonu ci biir noonu la ci Cheikh Tidiane Youm bu PUR ak ñoom Daouda nekk ci noonu la Bassirou Diomaye Thiaré ak toute l'équipe de Pastef nekk ci ak ñoom ñëpp ñu ànd ak Déthié noonu la ñu nekk di liggéey donc 22h30 dimanche le lendemain lundi 11h déposé gu ñu benn dossier si la ñu déposé liste nationale après plusieurs corrections te dama wax ni bu ñu ko déposé ñu wax déposé ndax man gor laa dama ànd ak Déthié ak ñeneen moo tax may wax ñu déposé mais ñëpp xam nañ ni bu ñu demee ndax nekkul étage wala feneen benn salle lan ñu jox couloir ñu am commission bi fu muy recevoir dossiers yi commission bi waa naturellement waa DGE nga fa ak Sénat ñu ànd ak Déthié bu jëlee bu vérifier ba liste war déposé moom dafay wax ni informaticien tiireel ma fiche bi ñuy déposé moom mi ngi yore dossier yi ñu war déposé mu jël fiche am jël ay dossier am ni ma ñu dem bu ñu demee ci biir moom dañ ko tegal fauteuil ñun ñu ànd ak moom à côté la ñu nekk ci moom ci wetam mu ñëw ñu ni ko defal sa cachet mu dóor cachet am jox benn feuille DGE jox benn feuille Sénat jël benn feuille boobu mu yore après foofu la may joxe dossier moom yu mu yore woon ni ma naa ko xoolal lan laa koy xoolal bu ne Saliou Sarr man déclaration de candidature bi ma jox bi damay xool est-ce que Saliou Sarr casier judiciaire am mi ngi ci biir est-ce que CIN légalisé wala extrait de naissance mi ngi ci biir datant de moins de 6 mois ba ma ko waxee ni ko baax na mu joxe léegi nag mu jëm ci département yi pare wuñu woon foofu lu nu nekk ñu nu yuuxu altine waaw mais léegi ñu ñëw ci département de Dakar kan moo déposé département Dakar depuis altine midi avant waa wàllu di dem Yewwi Askan Wi daf leen wax ni leen jox nañ leen benn poste mais jigéen la waa PDS bañ ñu ni ñoom dossier góor la ñu préparé mënuñoo jox leneen noonu ñu leen toppee li may wax ni am na seede ndax ñun topp nañu Déthié ni ko waa PDS bañ na noo joxe jigéen prends tes responsabilités nga jël benn jigéen si Yewwi Askan Wi nga dugal ko ñu déposé département Dakar mu ni moom góor la waxante naa ak ñoom ba noppi ni dañu war a dugal benn waa PDS laissé ñu conférence des leaders ñu ngi koy réglé noonu la ñu demee midi 13h 14h 22h 23h 23h50 la ñu wax ni daw leen ngeen dugal Dakar parce que y a une autorité qui est en train de venir bu fekkee ni dugalu leen département Dakar il arrête la commission si noonu la ñu dawee ànd ak moom ñu dugg ak dossier Dakar incomplet foofu la jotee ordre moom ndax dama bëgg a wax ni investiture yi foofu noonu si biir DG ba mu jeex Khalifa Sall waxantewul ak man mënul waxanteeg man parce que c'est Déthié Fall mandataire moom lay waxanteel ak waa conférence des leaders nee na ñëw na Déthié ñëw na ni jot naa ndigal ni nanu changé Pala Samb ñu ngi toog. ndigalu kan. ndigalu xam naa Khalifa Sall ñu ngi toog ñu ne ko soit ñun duñu ànd ak moom rek mu jël préparer dossier yi ñu seet dossier Ngoné Mbengue gisuñu ko man maa ko yore woon sama saak si précipitation bi noonu gisuñu ko man ma jànnexe ma daw jënn de dem seet sama oto pour bu dossier Ngoné Mbengue sama ay dossiers yi ma yore woon teg ko si table ñoom ñoo retrouver dossier Ngoné Mbengue ñu woo ma ne ma Saliou retrouver nañu dossier Ngoné Mbengue yooyu yëpp Déthié moom la de ñu jox ko moom moo recevoir dossier Ngoné Mbengue léegi nag ñu toog si commission bi li may wax ni rakku Habib Sy ku tudd Oumar Sy mi ngi sunu gannaaw Cheikh Tidiane Youm mi ngi sunu gannaaw on n'était pas seul le même procédé mu dem li mu tiré woon moom Déthié pour déposer ko j'ai dit mais yéen lii nii Ngoné Mbengue nekku si foofu la commission bi waxee damay wax sama aqulaay taalaay foofu la commission bi waxee mais yéen vous n'avez pas besoin de changer les deux hommes 6 et 7 parce que c'est un nombre impair L149 dit que bu nekkee nombre impair 2 personnes de même sexe mën nañu toppante
loolu rëcc na ko ñun on était fatigué je t'ai dit que 22 heures avant la ñu dugg foofu ba le lendemain minuit et quelques ça veut dire mardi 0h07 loolu rëcc na ko ñun ñi ñépp fa nekkoon rëcc ñu ni kon boog ok ma ne ko waa léegi man dossier Ngoné Mbengue bi lan laa koy def mu ne nanu changé nanu dindi benn suppléante ñu dugal Ngoné Mbengue ce dernier dossier là moom mi ngi ko jox rakku Habib Sy ku tudd Oumar Sy moo ko dem tiire indi ko mu joxe ñetti exemplaires yi mu dóor cachem ñu déposé noonu la demee amul leneen. kan moo dóor cachet bi moom moo cachet wala yow yaa cachet parce que nee na yow la jox cachet bi. loolu mënul nekk ndax xam nga moom cachet commission bi sax du ko nangu am na benn moment dafa teg cachet bi si kaw ni waa DG membre commission bi cacheteel ñu ne ko mukk grand xam nañ leen defal ko sa bopp. donc amul keneen c'est-à-dire amul keneen ku mën a def cachet ndax commission bi du ko nangu ndax xam na ni lu ñuy bañ vice de forme. ëllëg ak si biir nga ni man defuma woon cachet moom moo yore cachet moo cachet ñun ñépp ñu fekke ko il y a une erreur humaine nekkoon nangu man bu fekkoon ne maa doon mandataire j'aurais fait une conférence